asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki àddina Alxaaji Mbengue Diop ak Mame Ndokh TV mbokk yi nag tey dama leen a indil sama ay bokk yoo xamante ni ñu ngi dëkk ci commune de Notto Gouye Diama ñu am problème ak seen maire Mëgëy Ndiaye ci problème mu foncier ak yeneen i problème yoo xamante ni nettali ci gémmiñu borom la dàqee mbokk yi nag ni ñuy def mooy sama sëriñ ñu ngi lay laaj yow lan mooy problème bi nga xamante ni moo leen indi fii tey Tivaouane ak lan ngeen jotee Mëgëy Ndiaye. waaleykum salaam Mame Ndokh TV problème bi nga xamante ni dama ko am ak moom mooy que ni dama dégg muy wax 1 hectare 10 millions 1 hectare 10 millions yi muy wax nag te mu mën a jël suufu jàmbur di ko jaayee hectare 1 million 500 léegi hectare 1 million 500 mètre carré bi dafay tolloog 150 francs léegi nag ma ni ki mën a jënd 1 hectare 10 millions pourquoi mu war a mën a jaay hectare jàmbur 1 million 500 te li ñuy wax monsieur le maire Mëgëy Ndiaye pour mu delloo suuf si seen borom na delloo suuf si seen borom loolu mooy suñu bëgg-bëgg. mais suuf si kan la ko jox. Safina la ko jox Safina la jox suuf si. am naar sa tey ji moom su demoon Liban wala mu dem Maroc mënu fa am 1 mètre carré kon nag waruñuy jël suuf si di ko jox naar bi na ko delloo seen borom parce que nawet baa ngi nii seen borom bi danoo war a bay ci lañ war a dundee. na delloo suuf si seen borom loolu moom laay xeex tey moo ma andi tey si gendarmerie Tivaouane bi moom la ma porté plainte ni ma pour di ma xuppi yaakaar ni man loolu mën na ma noppiloo loolu mënuma noppiloo li ma gëm man moom laay wax moom laay dénoncé li ma gëm moom laay dénoncé sa vidéo bi ma def ci toolam damay wan nit ñi ni leen kat kii kat moo na taxaw ni jënd na 1 hectare 10 millions mais kon lu war a mën a wan nit ñi ni leen kii kat li mu leen di wax. maanaam moom suuf si commune bi moom la jaay hectare 1 million 500. non du commune bi moom moo ko jëndal suufu boppam di ci liggéey suufu boppam. te moom xam waa Notto yëpp xam na ni musul am 1 mètre carré kon bu amee bu mënee jënd 1 mètre carré 10 millions war nañ koo laaj xaalis boobu fan la ko jëlee. ndax problème bi lépp commune de Notto la commune de Notto buñ ko dee wax da ngay tudd Notto Gouye Diama tudd Kër Mbir Ngajaga Jëlëk Saaw ba Daaru Alfaak Dagga Bayti yaa ngi dégg Kër Paate Ségal yooyu yëpp ci commune de Notto la bokk commune bi nag ñun ñoo ko fal depuis 2014 biñ ko falee 2014 ñu gis ni bi mu ñëwee mu ngi doxee beneen tànk boo xam ne bokkul ak li nu séntu woon ci moom ndax lii mu indee fii Badajeey tey man yóbbu na ma fi poste gendarmerie bu Notto ci biir mbas mi nga xam ne bépp maire sa commune da ngaa war a làmb ci sa gasafa ci sa gafaka dimbali saw askan deful loola mu wëlbatiku di teg ay taxi ak di jaay ay bats ci marché de Notto Gouye Diama parce que marché du stade de football du stade bu ñuy bëree làmb ba dañ koy ub ni ku daggul billet doo dugg te loolu def na ko ci biir mbas mi sunu jigéen ñi nga xam ne bu ñu xëyee ñu ngi fortaat ci marché bi lu ñu yëpp dimbalee seen jëkkër yi mu di leen jaay ay bats à 6 000 francs coxeur yi nga xam ne dañ fay ne di dàq di daan seen doole ngir lu ñu dépassoo mu di leen jaay bats yi 25 000 francs ni ñoom di mbubboo ni ñoom dañoo am association bu ñu créé ci seen biir 25 000 yi ñoom moom 20 000 yi 5 000 bi laa ci am tout cela dara du ci dëkk ndax ñun ñi ngay gis ni ñu taxaw fi kenn ku nekk yaa ngi ak document ci moom taxawuñ fi pour sosol ko te comme dafa mën a porter plainte dama bëgg kii mu porter plainte bu paree ci lii bu seetaan lii na ma ci boole ndax man lu may wax ay preuve laa ci wane yu leer nañ dama ko dul sosol noo ko fal ginnaaw buñ ko falee muy def loo xam ne neexunu ci commune bi am nañ droit dénoncer ko Sénégal gépp dégg ko wala adduna bépp dégg ko ngir képp koo xamante ni dëgg la ñor te nga nekk ci état bi wala ngay nekk ci réew mi moo xam kilifa diine nga moo xam kilifa aada nga nun danoo nekk sunu commune fal sunu maire ba pare mu wëlbatiku di nu jaay doole jaay doole googu nag dañ ci woote wàllu bépp autorité boo xam ne yaa ngi ci gouvernement bu Sénégal ndax lii may wax nii man mi wax ak yow bi mu lotissé marché Notto ni képp ku bëgg kanting dañ la ko jaay 800 000 francs nga joxe frais de bornage 800 000 man def naa ci demande ñaari kanting
am samay frère yu ma ci defloo demande bi ma def ko jox ko mu ni ma léegi da ngay indi 1 million pour les 2 cantines cantine bu ne nga avance ci 500 000 bu ko defee bu ñu demee ba def lotissement bi ñu jox la sa numéro cantine nga mottali bu ne 300 000 muy 1 million 600 000 ma dem jël 1 million jox ko mu defal ma décharge def ci signature am ak lépp mi ngi ni bu ko caméra bi mën a génne mën naa laa woon décharge bi yaa ngi dégg ma jël sama décharge dem mu toog 2016 la ba 2018 2017 2018 ma jékki-jékki dégg ni marché bi léegi joxeetul cantine yi da koy tabax ma dem ci moom laaj ko ni ko waa yow cantine yi nga xam ne da nga nu koo joxoon laaj ñu ci 800 000 ma joxe woon ci avance 2 cantine ba nga defal ma décharge léegi maa ngi dégg ci wéyu béy ñu ni ma yow da ngay tabax cantine yi xanaa yow boo demee ba la ñu waxante woon nga di ci jóg nga war a ñoo woo ñun ñi nga xam ne ñun nga ko seqaloon ñu waxtaan ci mu ne ma en tout cas li ma def daal conseil yi laa ko voté la woon ñu voté ko conseiller ko voté waat dindi ko yaa ngi dégg ku mën a xaar cantine yi pare buñ ko dee jaay nga mottali boo ko mënta xaar nga laaj sa xaalis ñu delloo la ko ma ne ko kon dinaa laaj ñi ma ci def la woon demande su fekkee dañuy laaj seen xaalis nga delloo ma seen xaalis ba ma laajee seen borom ñu ne ma moom ay mbiram dara légalu ci na la delloo suñu xaalis cantine yooyu tabax na ko bi mu ko tabaxee ba pare wëlbatiku ni woo conseil yi ni da ngeen koy wate ñu jaay ko ma yaakaar ne domaine public kenn waru ko jaay lu ñëpp bokk nga xam ne yow da nga fee fekkoon ay nit dañ fee nekkoon nga ñëw ñu jóge fi nga ne fi lam askan wi moom waruloo am droit jaay ko te wanuñu benn droit bu koy won ni war na koo jaay yaa ngi dégg maa ngi dossier boo xam ne am na ku mu ci jaay cantine 4 millions yaa ngi dégg ma ni loolu na ko état Sénégal dégg ndax moom tey bu mënee dem ba am ay 10 hectares 12 hectares yoo xam ne bu ñu demee ba muy am ay hectares suuf yoo xam ni wax na ci benn rajo bu ñu ko invité woon audio yaa ngi fi hectare suuf bi mi ngi ko jënde 10 millions la jënde hectare bi ci koo xam ne biñ la faleeg léegi 5 ans la sa salaire mënut a jënd hectare suuf 10 millions ba nga ci am ay hectares forêt classée bu Notto Gouye Diama ñun waa Notto dañ ko demandé woon ne ko demandé le président Macky Sall mu wax ak Eaux et Forêts mu dimbali ñu jox ñu forêt bi pour ñu mën a am ay tool ndax Notto mbayum légume rek la ñu xam xamuñu leneen ah mu ne dina dox ci loolu ñu di ko ci déglu ba yàgg ñu jékki-jékki gis ko moom muy gorol boppam ñu laaj ko lan moo tax yow liñ la doon toppatoo woo ko ngay gorol sa bopp mu ni pëlier ma jaay ñun président Macky Sall may nañ tracteur mu jël tracteur bi téye ko ni moom la ko may Marème Faye Sall may ñu ambulance depuis 2014 mu lànk bañ ko libéré bañ koo jox comité de santé bi téye ko ba mujj ambulance bi 2014 lañ jékki-jékki gisatuñ ko ñu laaj mu ni dafa panne mu nga Thiès ba 2020 bi ci la ñuy door a gisaat ambulance bi mu ne dépanné na ko indi na ko kon ñun dañu bëgg président de la république mu xam ne Magaye Ndiaye du moom Magaye Ndiaye moo ko faloon waa commune de Notto ñoo ko fal faluñu bi ñu ko falee ba pare nag Magaye Ndiaye gisuñu lenn lu mu def Notto pour le gouvernement Sénégal dégg ni ñun population Notto Gouye Diama ñoo ngi ci ay difficultés yu grave avec notre maire dem nañu ba salon de l'agriculture bii nga xam ne chaque année président de la république day may ay visa maire yi pour ñu war cee jàppale seen i conseillers pour ñu dem pour mën a jàng affaire mbay ak affaire sàmm ak affaire napp ci tubaab yi bu ñu ñëwee mën a xam-xam boobu ñu mën koo jox seen i baykat ak seen i sàmmkat ak seen i nappkat visa yooyu du ko jox conseil yi amul benn conseil bu bokk ci commune de Notto Gouye Diama bu la man ni maire Magaye Ndiaye mos na maa jox benn visa pour ma ànd ak moom dem ci salon de l'agriculture boobu ñun nag ñoo ngi koy poser question visa yooyu fi mu ko dugal nan ko leeral am nañ ci nag ay preuve ci fi mu ko dugal bis bu ci bëggee xam dara man na ma woo ci yoon ma leeral ko ci lu leer nañ. ah Magaye Ndiaye nag forcé nañu obligé nañu loo xamante ni teg nañ loo xamante ni bii ci suñu kaw nit mënu ko sax dégg man mii preuve laa ci parce que Magaye Ndiaye bu fekkonte ni situation bi def ci yëgul wala dañ ko yëgalul ñu mën a wax mais Magaye Ndiaye ba dara di ndara wax naa ko ne que sama tool du ma ko jaay tey du ma ko jaay ëllëg Magaye Ndiaye ne ma bu ku jaayul sa tool kenn du ko laal à ma grande surprise dama xëy benn bis fekk ñu rajaxe sama tool yëpp may laaj se man mi nga xamante ni bii sama doom a ngi jàng bis bu ko yàlla baaxe woon muy jàng ba amee ay diplôme nekk un ingénieur agronome bu fekkente ni dafaa jóge fale ñëw indil ma ay diplôme ne ma papa amoon nga suuf fii bu la sama maam bàyyi loon suuf soosu léegi laa bëggoon a ñëw ma exploité ko nan laay def
lii Maguette Ndiaye def ni agression pure et simple la parce que suuf si moomu ko amu ci droit suuf soo xamante ni bii suñuy maam yee ko yor depuis des années des années mu mujj ci suñuy loxo sama suuf sama tool dama ci am délibération bu ma amee délibération ma tool mairie moo ma jox délibération pourquoi ñu affecté sama tool te sans ñu désaffecté ko te musuma yëg jaayuma suma tool xanaa ku ci nekk am na ci droit boo ma si jógee nag rajaxe samay tool jox ko naar mais loo ma wax te ma agressé wu quoi ah léegi te kenn amul fu mu koy jooyee Maguette Ndiaye nekk na buur nekk na bëmi je dis que loolu du jàll ci suñu côté ñu ngi koy dénoncer ministère de l'intérieur ministère de l'agriculture sous-préfet gouverneur yi ñëpp ñi nekk ci fii ci sous-région de Thiès ñu ngi koy dénoncer nañ ñu jàppale parce que kat am na loo xamante ni bii fajee doole dafa xeew yi du ñu fajee doole mais nag war nañu am droit à ce que tamit boo ñu tëralee ci suuf di ñu rendi war na may ñu soufflé nag ñu yuuxu ah Maguette Ndiaye li muy def nii tegu ko fenn maa ngi woote nag samedi ñu ngi programmé benn marche boo xamante ni bii dañ koy def ci Notto Gouye Diama suivi de conférence de presse képp koo xamante ni bii dégg nga message bi na nga fexe ba ñëw parce que ñu ngi ci benn man maa ngi ci collectif boo xamante ni bii man maay secrétaire général bi lépp loo xamante ni bii préparé nañ ko dinañ ko fa def lépp loo xamante ni bii waaj nañ ko dinañ ko wax ci conférence de presse bi su ko defee muy suñu deuxième action wàcce woon nañu joxoon nañu sous-préfet mémorandum fan yee mu tagul 15 jours ñu jox ko mu jox ko Maguette Ndiaye ñu ngi suivre situation bi nag te dañuy dem jusqu'au bout suñu suuf jaayuñu ko 1,5 million ña mu jëkkee woon ci ñoom daf leen agressé parce que dafa wax ni que képp koo xamante ni bii jaayulu suuf jaayuloo sa suuf waa ji dina ko jël parce que am na xaalis mais kañ la maire di fay borom suuf ci këram mu ne loolu mais jaay boo xamante ni bii yaa may imposer prix fu mu am yaa may imposer prix loolu nag la ñu wax ni que du jàll ñu ngi ciy xar suñu tànk tuba yi tey ak ëllëg ak ginnaaw ëllëg dañ ciy jaay lu mu ko jaral nag dinañ jaral loolu plus lii daal la ñu amoon loo xamante ni bii mën naa koo dénoncer. loolu jërë ngeen jëf mbokk yi dégg ngeen waa Notto Gouye Diama loolu la ñu yuuxu di ñaan nag ñi nga xamante ni ñooy autorités yi dégg ngeen leen bëgg ngeen def médiation entre ñoom population ba ak seen maire Maguette Ndiaye dégg ngeen lu ñu wax ñu ngi leen ciy déglu incha allah di ñaan nag ki nga xamante ni gis na vidéo bi na nga ko partagé ba ñëpp jot ci Alhaji Mbégue Diop ak Mame Ndokh TV jërë ngeen jëf.